Abi Mbengue jërëjëf. waaw macha allah. suba waa tubaab Jalaaw laay wax Ibrahima Ndiaye Yaawalti Issa Mbengue Omar Ndiaye déglu ñu nu ñi anda soogi Thiandoum ñàkkuma dara lu ñàkk mën nañ ko muñ ndak ki mooy suñu waay waay ñàkkuñu dara lu ñàkk mën nañ ko muñ ndak ki mooy suñu muñ waay waay ñàkkuñu dara lu ñàkk mën nañ ko muñ ndak ki mooy suñu dana Ibrahima Thiandoum waay nee na ñàkkuñu dara. ñi ngi leen di nuyu. ngeen déglu kilifa boy wax dañu koy déglu. gërëm di leen sant di wax suñu contenté mais aussi suñu émotion ci li nga xamante ne moom mooy li ñu fi organisé tey maa ngi nuyu bu baax mbooloo mi fi teew yëpp nuyu kilifa yi dama ragal ne bu ma limee dafay am lu manqué ñu ma limul te bëggoon naa bu may lim ma lim ñëpp bon képp ku nekk fi nga toog jàppal ne sama xel mu ngi ci yow sama xolit mu ngi ci yow gis naa nit ñi gis naa ñëpp gis naa it seen taxawaay gis naa taxawaayu waa ñangal gis naa taxawaayu waa todd gis naa taxawaayu waa yéeni géej gis naa taxawaayu waa yéeni kaw gis naa taxawaayu waa nditax gis naa taxawaayu waa ñangal gis naa taxawaayu waa kel gis naa taxawaayu waa tubaab jalaaw gis naa taxawaayu waa njongob gis naa taxawaayu waa ñaay xëy gis naa taxawaayu waa ndoxura ñoom ñépp gis naa leen seen teewaay fii dafa am solo mais balaa may wax loolu damay wax ne maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax maa ngi sant yàlla ndaxte seen teewaay ak seen mobilisation dafa am tontu bu mu andi tey Alaaji Ousmane mu ngi ko doon wax sànq. tamuy dëgg. am na ñu doon wax ne Sogui il ne pèse rien en ñangal. mooy li am. mooy Sogui tekkiwul dara ñangal am na ñu ko doon wax. am na ñu ko doon xum toode waaye noppi nañ de. waaye ku xam ñangal xam doonay Ablaye Thiandoum ak Ibra Diagne Thiandoum. tàccu leen loolu. nga taxaw da tekkiwul dara yow yaa xamul dëkk bi yow yaa xamul ñangal yaa xamul dara. mooy li am. te loolu si baatu kilifa ku jàpp boppam ne kilifa la si dëkk bi moo wax loolu. tëggal rek. mais xamul sax liñ ko jox. moo tax kilifa gu bon kilifa gu yaafuus nattu la si dëkk. ñangal nag dañu am problème si wàllu politique parce que nous sommes victimes d'une dualité improductive qui prend en otage la population de Niangal. Depuis plus de 20 ans, la politique de Niangal se rime à 2 personnes. Massamba ak Mademba. déglu leen Sogui. Saliou Ndione ak Gorgui Ciss. mu ngi wax lu am solo. ñu jël dëkk bi komputaat ko téye ko politique gu Niangal bépp am ko Saliou andi ko Gorgui Ciss. loolu nag moom ma Sogui Thiandoum man maa bëgg loolu mu deñ si Niangal. tey jaadu. tàccu leen loolu waaye. bu fekkee ne mbuumu jaam la woon képp ku dëkk Niangal képp ku dëkk ba Ngadiam jàppal ne mbuum ak jaam gi dog na. parce que ñun kenn duñu jël dañu boole di dóorante suñuy bopp suñuy biir ñuy tojante ay bopp. dañuy politique te politique njariñu askan wi la ñu wax. bon li am solo si ñun mooy ñun ñu fexe ba dëkk bii ñun ñëpp ñu bokk ko ñu fexe ba mu baax tegu si yoon. loolooy dëgg tàccu leen loolu. nekkuñu fi pour intérêt kenn nekkuñu fi pour intérêt benn nit nekkuñu fi pour nit yu nga xamante ne seen bopp kese la ñu gis
ñun dañ fi nekk pour ñangal jëm sa kanam ku bëgg dara sa bopp da nga koy liggéeyi da nga koy ñax ñangal ak dëkk yi ko wër dëkku Jalaaw ñi fi nekk ay gor lañu seen bopp lañu yaakaar seen dund bopp lañu yaakaar seen dépense kenn joxu leen ko ñoom ñooy xëy suba dem ñaxi ko liggéey bon boo dëkkee si biir askan woowu ñu am lu ñu la jox cër respecté la di la ci aar di la ci protéger lu leen ci neex ak lu leen ci naxari ñu denc ko bu la protéger jotee ñu taxaw foo leen woo ñu ñëw taxaw la aar la waroo wël ba taxu di uruj axa njunjaaj axa fen pour lekk seen alal jël ko def ko ci sa poos dama na loolu moo fi dañ tey kenn dootuñu yeew du góor gi siis du Saliou Ndione du keneen nous sommes libres et nous sommes autonomes et nous allons décider par nous-mêmes qui va diriger notre destinée kii noo jiite ëllëg ñun ñoo koy tànnal suñu bopp kenn dootuñu yeew bi jeex na te Ahmed Diagne Ndir mii la ñu tànn ndax moom moo wóor moo ànd ak dëgg moo fi lekkul suufi kenn moo fi urujul kenn moo fi orul kenn moo fi fenul kenn moo fi amalul kenn bor moom moo am ay loxo yu set wecc maa ngi wax ak xale yi particulièrement xale yi Jalaaw jot na ngeen jël Jalaaw tekk ci ay loxo yu wóor ñu liggéeyal leen Jalaaw ba bu ëllëgee ngeen am naataange jot na ngeen wane ni lii nga xam ne moom la leen nit ñi di wax depuis des années dégg ngeen ko taxawoon naa fi ëpp na juróomi at ma ne waa ñangal particulièrement waa Ngadiam tund wii ci ginnaaw jaay nañ ko am na promoteur buy jaay ay kër Dakar te tund ñangal lay jël di jaay ma woote fii mbooloo andi ay preuve parce que man lu may wax rek damay andi ay preuve man yàlla mayuma ma nekk di def ay werante yoo xam ne dama koy wax te wóoruma ma dem andi ay documents yu wóor partagé ko topp mbaar yëpp ànd ak xale yi fi nekkoon sànq maa ngi leen di gërëm au passage di leen remercier c'est des jeunes intellectuels xeex bi may xeex bu ñu yàlla dimbalee ñoom laa bëgg ñu ñëw taxaw continuer liggéey bi. tàccu leen loolu waay. parce que man it am naa yeneeni ambition j'ai beaucoup d'autres ambitions mon ambition c'est pas de rester à la mairie de Yène seulement dafa fekk ne nag nit sa dëkk bu wootee da ngay ñëw taxaw wane na yow da nga bëgg sa dëkk ba ma wootee fii wax ne fii jaay nañu ko waa ñangal du ñu am fu ñu dëkk ñeneen dañu woote ne kii day la politique li ma wax amu si dara nanga may sàngam tey fii nii yéeg leen si ginnaaw koo si ñangal dem leen foo yéen samp fa piqué ngeen xool gendarmerie ngeen di fanaan parce que ñeneen jël nañ ko jaay ko ñu dëkkul si dëkk bi te dañ ko jël defar ko di ko jaay suñu suufi maam la ñu jël suñu suufi maam la ñu jël di ko jaay ñun ñi dëkk si dëkk bi amuñu fa nu dëkk ku ne fii ñi si ëpp yëpp kenn mënul wax ne am na kër fii waaye yéen ne kenn du ko wax boo ko waxee ñu naan dala politique dala seet comment faral ak comment àndal mais ñun intérêt dëkk bi la ñuy wax kenn ko dul golo gi siis Jalaaw ku ko laal mosoo gi càndum nga fay jëkk a fekk samuy dëkk ka ñu ma si dara parce que fii laa dëkk fii laa yeroo fii laa màggee fii la ma am kër aw ma feneen kër te fii laa fas yéene dund ba yàlla jël ma ndox mi ngeen doon wax sànq ba ndox mu jëkkee ñëw man maa jëkk a jóg bind directeur SONES naka ndox mi yéen noo jox baaxul bëgguñu ko parce que ndox mi neexunu te nun ay client SONES lañ parce que da ngeen ñuy jox ndox bu weer wi deewee ñu fay leen ka la jënd nag te li la jënd neexu la am naa droit wax ka ba ma ko bindee publier ko ci Facebook dañuy woote réunion mairie woo ay imam woo waa SONES ñu ñëw waa SONES ñëw ñeneen ña ndox mi bëgg naru ko moo fi gën a neex ñi kaa wax tekkiw ña dara déggal loolu lañ ma wax loolu lay ma tontu ñu jóge si dugg ci affaire port bii
depuis 2009 maa ngi wax port bi nan si jóg parce que Sénégal il mënu la jël ñetti port in rangale ko si tefes dëkk bi wala dëkk mool ay mool lanu loolu lanu yaakaar moom la noo dundee bu ñu defee fii port Sendou def nu fii port Tubaab Jalaaw Ndar keppandu nuy mool du ñu am fa ñu tëmbee suñuy tefes day yàqu parce que bu ñu gasee géej gi si ndox mi suñu kaw la jëm ma di ko wax ña di ko weddi mais kenn weddeetu ko biñ jëmee fii di teg première pierre kenn weddeetul li may wax port boo xamante ne si digg géej gi lañ koy def teguñu ko si tefes c'est un port en eau profonde à moins de plus de 6 kilomètres lañ koy def avec des bateaux tirant de 21 mètres longueur 450 mètres bu si fukki bateau rangee fii pour dugg si canal bi dina nekk 4 kilomètres et quelques plus les 6 kilomètres gaal gu tëmb Tubaab Jalaaw dina daw 21 kilomètres wala 25 kilomètres pour maytu bateau yi. seetal loolu. mais loolu moo fi am plan yaa ngi fi document yëpp a ngi fi waaw ñu ne kenn du ko wax. amul benn kilifa bu dëkk Jalaaw waa Jalaaw jox la ndomb tànk nga war a taxaw xeexal waa Jalaaw loolu nga bañ na doo ko wax. bu wax ñu ne port bi mool yëpp d'accord nañ si loolu la leen wax mool yëpp d'accord nañ si caaxaan yi moo war a deñ si Jalaaw gis nga politique bi ñuy politique nii nun yaakaaruñu politique ngir dund li ñuy am yàlla mu ngi ñu koy may te jëlew ñu ko si politique il faut que mu leer yoruma budget état yoruma budget mairie yoruma budget ministère li ma am maa koy ñax si sama liggéey ñaar dërëmu nguur gi nekku si waaw ce que je dis c'est très important yéen il faut le publier partout nguur ak Sénégal ba mu ñu amalee ñaar dërëm nee ñëw fii ñangal in jël ñu ñaar dërëm amaluma ña dara amaluma waa mairie ñaar dërëm amaluma benn ministère ñaar dërëm mais dama ne man doomu fii laa doomu Jalaaw laa doomu ñangal laa bu ma gisee loo xamante ne day yàq dëkk bi damay taxaw xeex ka ba mu deñ loolu mooy le sens de notre engagement en politique. Nous ne sommes pas là à nourrir des courtiers de jour et de nuit. Nous avons garde courtier gënoo dundal ña dinu jaay lu suuf noo la jëlee la def suñu poos ñun nekkuñu si loolu nit ñi ñoo war a am fulla am fayda gis nga lii fi xew fii rek la am lii xew Jalaaw kese la am dan na nag doomu Jalaaw yépp dajaloo dindi ko ba mu set mbajum kanam boroom moo koy fayul boppam mbajum kanam boroom moo koy fayul boppam mbajum kanam boroom moo koy fayul boppam loolu lañ leen di wax gis nga élection yii quel que soit lii nar a am le 23 janvier la ñuy voté le 24 janvier man damay xëy liggéeyi le 24 la mën a am dama liggéey parce que yaakaaruma élection yii pour dund na leer mais nag li nga xam ne moom laa gis mu xam ne ay yàqu-yàqu la yu nekk si dëkk bi dañu koy wax nit ñi ngeen xam ko ñii fi nekk ak ñeneen ñi nga xam ne dañu bëgg benn votalee mooy jël Samba tudde ko Demba bonnet blanc ak blanc bonnet lañ benn lay rek waaw sama xarit ba dëkk Sendou dana ma ñoom ñëpp benn la in golo ñoo leen piti para in ñaam ñoo leen ñolom benn lay waaw nun nag duñu ñaam duñu ñolom waaw na leer duñu ñaam duñu ñolom ay doomu Jalaaw lañu yu set wecc mënal seen bopp yàlla dimbali leen seen loxo set wecc ñu taxaw tàllal seen loxo di xeex pour seen askan jëm ci kanam pour seen dëkk jëm ci kanam loolu mooy le sens de notre combat loolu lañu leen doon bëgg a wax di leen ñaan encore une fois na ngeen taxaw ngeen fal seen bopp waxuma fal Ameth Diandir wala Mousso gi mais fal leen seen bopp parce que fal sa bopp mooy jël ñoo xamante ne buñ leen fi tegee bu ëllëgee benn ñu soxlee lii nga xam ne mooy seen soxla si la ñuy nekk suñu programme c'est un programme bu nga xamante ne si soxlaw askan wi kese lañ ko teg ba pare mu dëppoo ak rôle ak responsabilité mairie nun duñu ay como lii noo wax la da leer ndañ la noo wax suñu programme dañ ko def en wolof que man na wax na jël programme moom def ko wolof nit ñi dégg liw la wax mais jël un programme de 120 pages di si def yoo xamante ne ay làkki naxa sa xandang la da ngay nax nit ñi loolu nag moo fi jee nit ñi yeewu nañu xam nañu luy xew te incha allah le 23 janvier dinañ jël Ameth Diandir yóbbu ko sa mairie bi yéen loolu laa leen merci beaucoup merci. waa ñangal
jël leen seen carte yi ngeen def ko ci kër gu leer gi ngeen jël Ahmed ak Massogi nii teg ko ci maire bi mu liggéeyal leen jalaaw jëm. jërë ngeen jëf Mouhamed la wax. asalaamaaleykum waa Ñangal may jiital ci nuyoo bi grand Massogi Thiandoum ak le maire légitime et légal et naturel de Yène monsieur Amadou Ahmed Ndir. El Hadj Ousmane. Mouhamed. dama ne cuuj day xam lekkam. bu bëggee gudd fan. cuuj day xam lekkam. bu bëggee gudd fan. ñi nekk ci dëkk bi jàllale 50 oto foog ne mooy tax ñu bëgg a tëkkale seen bopp ak ñun cuuj day xam lekkam. am na nee na oto du wate. xamuy fan. ma ne góor gi musul am avance waaye ren lekk na avance. dañ bëri bëgg a bëri. xamuy dëgg. wax ji du gudd. wax ji mënut a gudd. ndax foog naa ne ñi fi nekk benn candidat fi nekk ndax góor gi nee naa leen jeexal na ci 2019 corona ñëw may ko chance pour mu rectifier wu defu ko kon moo corona ñoo yam baaxuñu ci àll. le 23 janvier. bu biir bi nag jeexee ndax benn semaine a ci des ñi fi nekkoon ci dëkk bi di riir fi mu toll ni noppi nañu déggatoo leen ndax ki fi nekk dëgg mooy kii ndax kii mooy doomu dëkk bi kii la bëgg dëkk kii xëccoowul waa dëkk bi ñoo ko taamul seen bopp. le soir du 23 janvier. le 23 janvier ma ne je donne rendez-vous à toute la population de Dialaw à venir fêter la victoire éclatante et sans bavure de monsieur Amadou Ahmed Ndir loolu dong la. loolu leer na le 23. Mouhamed Gueye ngi noonu. jigéen ñi amu leen morom di wax ne man sama xol dafa sedd sama xol nag li ko seddal mooy la Linguère nag bu ma ko waxee mooy soxna Siré Ngom. tàcc leen loolu. moom laa tuddee la Linguère. ba tax ne itam vraiment man sama xol dafa sedd tey mënatuma sax wax li ma bëggoon a wax yëpp daf ko accaparé wax dëgg yàlla parce que fi mu ma toll la ak fi ma ko toll itam waaw ñuy wax ne rek lii nga xamante ne moom la ñu moom la ñu dëgmal muy les élections du 23 janvier 2022 muy élection yu am importance rawatina dolli nag ñangal gii nga xamante ne fi la nag wi deewee. ñangal fi la nag wi deewee parce que ki ñu fi war a jëlee tamit ñangal la dëkk man samay wax duma ko laxal duma ko nëbbal man bu ma laa wax sax dama naa ñiy enregistré nañu commencé enregistré. waaw dama naan ñi enregistré nañu commencé enregistré parce que may wax duma ko laxal duma ko am lu ma siy dinget lu ma si am lu ma siy laxal parce que man lépp lu may demee rek dama siy demee nii chemin droit daal noonu la ma bindee te muy dëgg itam ñuy nuyu itam ki nga xamante ne wa dëgg yàlla ñaayu xare la si xadara bi ngeen déglu waaye ñaayu xare la si xadara bi nga xamante ne mooy Cheikh xadara Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Djamil tàcc leen loolu muy sa représentant Mansour Sy Djamil nekk fi di nuyu Baye Djamil Faye mii toog tàcc leen Baye Djamil Faye Baye Djamil dama na amuñu fayam yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay Baye Djamil kenn du moom amiin ñu dégloo waaye man damay faral di wax ne bés du ñàkk mooy lii mooy fii bés du ñàkk a ngi toog bés du ñàkk mooy lii affaire bi moom fii la damay faral di wax ne Baye Djamil Faye ku ko gis xam ne papaam ñayu xare la woon si xadara bi yàlla def sutura sa kër ga la bàyyee liggéey kër Seydi Mouhamadou Moustapha Sy gis ku si mel ni Babacar Faye papaam di Baye Djibril Faye nekkoon président union yéen lépp lu sëñ Moustapha amoon fi moom moo ko géré woon gis ko si mel ni Baye Ndione di El Hadj Paate Ndione ñooñu dama na kanam yooyu képp ku leen gis rek mën naa wax ne bés du ñàkkaa ngi nii leneen loo gisit ay fóo la mooy li am waaw mais wax ne nag wax dëgg yàlla ñun dañu sonn dañu tàyyi
li ñu sonal nag li ñu gën a sonal ñun ñi mooy ndox mi nga xamante ne moo fi nekk di ñu bëgg rey suba ngoon guddee bëccëg. oh tàccu leen loolu. bu jëkkoon bu la jigéen mesaaree da ngay kontaan gis ba ñu weex tal waaye actuellement ni benn jigéen sañatu la ree ba xaaxataay. oh. ndox mi dafa xorome ba ñu Kaolack yi léegi dafa commencé dugg ci dëkk bi. c'est dommage. ma ne ko ba ñu Kaolack yi seetlu leen que nag mais commencé naa dugg ci dëkk bi. ndox ma ban. jaaduwul. ndox mi wax dëgg yàlla sonn nañ ci. kenn mënu koo naan booy jàpp tamit da nga ciy hésité sax booy jàpp. ak dégloowaay. beneen bi itam muy sereet yi nga xamante ne moom la ñuy yónni pour ñu naan si pour ndox moomu ñu mën kaa naan ndox moomu boo ko xoolee wax dëgg yàlla dañuy naan rek tekki si kii si kaw andil neenu ndox mi ñoo ngi naan li si des ñu bàyyi kas suñu borom. mais fay gi nga xamante ne moom la jigéen ñi di fay si bidon yooyu chaque jour dafa metti ta tar muy ñaari facture yoo xamante ne borom kër gi war na kaa fay chaque fin du mois muy facture Sen'Eau bi ak facture sareet yi te facture sareet yi sax boo ko xoolee moo ëpp sax facture Sen'Eau bi parce que la mu néew génn kër gi la mu néew juróomi bidon yi ndox dinaa ko root te juróomi bidon yi ndox yooyu bu ñëwee si kër gi du fu fekk borom kër gi jigéen ji la fay fekk jigéen jooju mooy fay bidon yi. mu metti trop nag mu metti trop ñu woo leen ñu ne leen kat ndox mi baaxul ñu woote maire yi ñoom ñëpp ñu woote maire yi ñu ne ndox mi dara amu si mën nañ ko naan te ñoom duñu ko naan. ñoom ñoo woote conférence fële ñëpp ñëw rajo yi ñëw ñu ne ndox mi dara amu si mën nañ ko naan. waaye ñoom mën nañ ko naan ba pare te ñoom duñ ko naan. waaw bon nag ñun ñoo war a am suñu fulla ak suñu fayda. seet ay pexe yoo xamante ne war nañ leen fi mën a jële pour andi fi koo xamante ne wax dëgg yàlla mën naa résoudre ndox mi si dans un mois. tàcc la loolu ko koy Amadou Ameth Ndiral Massogi Thiandoum le 23 janvier. le 23 janvier googu nag wax dëgg yàlla ñii lañ si am yaakaar te incha allahu rabbi bu ko yàlla dogalee yàlla mën naa def ñu am si ndaw. amiin. yàlla na ko yàlla def. allahumma am nañ si yaakaar si ñoom lool. amiin. ma gis nag si internet bi benn programme boo xamante ne 120 pages la mën na 120 pages nee na mën na kaa résoudre dans 5 ans ma xool ne 120 pages yooyu même bu ko noppee mënee dégg xel daf kadul mën a nangu. 120 pages nga ne programme la mën a bu ko noppee mënee dégg xel mënu kaa nangu. nañu waxante dëgg. te wax dëgg yàlla ñun suñu programme bii nga xamante ne wax dëgg yàlla fi ñu ko teg fu wóor la muy programme bu wóor wax dëgg yàlla képp ku ko déglu rek sam xel mën naa nangu ne lii kat dans 5 ans mën na maa résoudre problème boobu. mu nekk lu wóor te Ameth wax dëgg yàlla chaque fois daf koy répété muy xam ne lii kat ci xolam la koy tubbee te wax dëgg yàlla la mu mën a liggéey la bu ko mën a woon a liggéey du ko wax. ngeen dégluwaay. programme bi teg na ko si ñeenti point mooy fay dëkk bi am koom parce que dëkk bi wax dëgg yàlla bu amuleem koom di nga bëgg a liggéey mais doo mën a liggéey. ñàkk baaxul ci waaju baax. waaw teg dëkk bi si ak njub. ci njub ku tooñ ñu faral la. waaw ku tooñ ne la yaa tooñ. ba pare nag nee na delluwaat yërëm jigéen ñi. jàppalewaat xale yi. dimbali kaw bi. loolu wax dëgg yàlla programme la. noonu la ko waxee de. te xel mën na nangu loolu. ci lu wér. ah. mooy li am. waaw loolu boobu programme wax dëgg yàlla dama ne li Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Sy waxoon Cheikh Ahmed Tidiane Sy waxoon Al Maktoum daf na dëkk ñetti aay yi ñoo koy yore. mun a assemblée avocat assurance. A bi première A bi mun a assemblée boobu mun a ab dëkk dañ koy ab dëkk dañ koy pencoo mais duñ ko paccoo. avocat bi mooy teg ci ak njub. te mi ngi suñu biir programme. mi ngi suñu biir programme dëkk foog mu nekk dans un pays de droit. moo tax mun a deuxième A boobu avocat la. assurance nag foog nga nekk tamit en sécurité
ab dëkk tamit boo nekkulee en sécurité dëkk boobu du dem di nga nelaw say nelaw du doy di nga def sa programme sa xel du dal moo tax mu ne sécurité bi mooy lépp ba tax na boobu programme boobu wax dëgg yàlla xel mën na nangu loolu te lu mag ñi wax moom mooy dëgg bu ko defee nag ñoom seen programme bépp dernière minute la dernière minute bi mooy lan ñoom dañuy bàyyi ba affaire bi des 2 jours ñu ñëw sa buntam nekk ñana la ndax dinaa no watal nga naña waaw nga dinaa ñu watal nga naña déet ñoom kat forom ak yow ñu ne la bon comme forom ak yow ñu jënd sa carte d'identité 10 000 francs nga jox leen seen carte d'identité jour vote ba xam nga ko amul d'identité doo voté seetal loolu ngay déclaré ngay joxe sa déclaration sama carte d'identité dafa réer fekkee yow sa carte d'identité jënd nañ ko 10 000 francs pour ba affaire bi passé ñu mën la ko delloowaat seetal loolu ngeen bàyyi sa xel bu ko defee loolu ñuy joxe noonu ay 10 000 francs yooyu ñaari fan nga koy lekk nga tolluwaat sa galère ba nga nekkaat faa nga nekkoon benn fan sax nga koy lekk nga delluwaat sa coono baa nga nekkoon bon nag loolu ngeen bàyyi si xel bu baax bàyyi leen si xel parce que nit boo nekkee si dëkk te dëkk boobu wax dëgg yàlla ñëpp foo laal day metti da nga war a boo amee ngor da nga war a yëkkati say kii bu jekk nga joxe waat lenge yi ngeen a mën a tumaa dem loolu mooy nit ngeen tàcc loolu waaw bu ko defee itam ñun ñi nga xamante ne tamit ñun ñoo war a jàkkaarloo ñoom war nañoo am suñu fulla ak suñu fayda joo xamante ne chaque jour que Dieu fait moom la ñuy doxantoo moom la ñuy waxee moom la ñuy doxee mais bu fekkente ne yow nit ki da nga far ba pare nga wane sa bopp na kat fii laa féete ba pare ragal a wane sa bopp loolu Olof Njaay nee na ragal péete day xëñ a wërsëg ragal péete day xëñ a wërsëg bon nag war nañoo am ñu fulla dëggal suñu bopp wane suñu bopp na kat fii la ñu far wane ko si guddi bëccëg wane ko si guddi gi surtout maa nag fii nu dëkk fii ñangal fii waaye liñ naan ay dawlaax wala damay nëbbatu wala bëggumaa gis yéen la ma forol waaye du ma mën a feeñ wala du ma mën a fës loolu képp ku koy def rek li ngay woote nekku si yow dëggaluloo sa bopp te nit ku nekk dafa war a dëggal boppam nit ku nekk dafa war a dëggal boppam parce que loolu mooy tax fi nga jëm ngay mën faa yegg mais bu fekkente ne tamit da nga for ba pare mënuloo dëggal sa bopp fi nga xamante ne moom nga for c'est pas la peine ngay def loolu bu ko defee ñun ñëpp ñu xamee ko noonu ñii nga xamante ne ñoom la ñu yàlla booleel wax dëgg yàlla dafa def sutura bàññee xale ba léegi mësoo gi foo ko gisee gis nga fa Ameth Diagne Ndir depuis sa jalaaw takkul ja bon nag bu leen yàlla dimbalee boobu ba léegi ba nit ñi nekkee mag seytaane jaarul ci seen diggante ñu ne mën nañu defar jalaaw loolu xel war na kaa mën a nangu te bu leen yàlla dimbalee bi ngeen watalee gaa ñii ba ñu gañee mairie bii loolu man mën naa leen kaa assuré leen di ngeen gis changement ci jalaaw gi tàcc leen loolu parce que da ngay xool nit yorongul dara di def nit ñi di gis lii olof naan ku la jox ndekki jox la añ bu la diggee reer war nga kaa mën a gëm te moo dal Ameth Diagne Ndir mii wax dëgg yàlla def na loo xamante ne au moins ñaa ngi fa xëy di wàcc keneen ni tamit defaat noonu keneen ni tamit defaat noonu jigéen ñi yàlla xam na ne am nañu fi toog xam nañ ko am na benn GIE 200 personnes yoo xamante ne garanti woon naa leen si benn banque bu nekk Dakar 5 millions wax dëgg yàlla dañu fay ba jeexal amuñu si benn problème amuñu si benn problème wax dëgg yàlla ku man noonu ngay def jàppale leen jigéen ñi jàppale leen si biir jàppale leen si bëccëg bu ko defee nag ñun ñi nga xamante ne ñun nooy ay ndaw nekk ay ndaw si jalaaw war nañoo mën a jàppale ñaar ñii muy Mossoguy Thiandoum ak Ameth Diagne Ndir mi muy ay nit yu am volonté ay nit yu neex a àndal duñu la pakkatal benn yoon chaque jour que Dieu fait booy wax ak ñoom dañu lay déglu loolu mooy nit waaye di ànd ak nit yow mooy buur mooy bumi moom kese mooy wax te li mu wax moom la ñëpp di def bopp ànd moom war nañ kaa xoolaat
te dalul ñii nga xamante ne ñoom ñaar ñi dalu leen. nu leen di ñaanal yàlla fii nu jëm yàlla na fi yàlla may ndam. comme mi ngi guddi nag. di nuyu sama leader yi toog ci podium bi di leen naan góob ci fulla ak fayda ndax ñii ñoo jar a àndal macha allah muy Ahmed Ndir ak Massogi Thiandoum ak Mohamed Gueye. Yaasani maa ngi leen dégloo tuuti di nuyu waa Ñaaxaay di nuyu képp ku fi teew wax la ne folklore bu neex na macha allah waaye am na lu ko gën a am solo. ngeen déglu mooy carte gii nii. ngeen déglu ñu ñuy wate am képp ku am lu la naqadi nga bëgg koo faj na nga xamee carte bu bile bii du ñu wax ànd nawle ànd liggéey maanaam carte gi pour nga xamee ko boo demee boo jàkkaarloo ak moom da ngay xool sa càmmoñ. te muy da nga gis ñu jàppante ay loxo di jàppante na ànd nawle ak ànd liggéey nga lem ko ba mu baax. nga dugal ko ci sa enveloppe nga ñëw nga dugal ko ci première urne bi. déglu leen bu baax lu am solo laa la ngay wax. Moustapha bi baa ngi wax lu am solo. da nga nay déglu bu baax a baax a baax maanaam enveloppe bi ngay njëkk a jël wote bi ngay njëkk a def parce que boo demee ci biir bureau de vote bi ñaari kees ñoo fa nekk. benn kees bi mooy commune bi benn kees bi mooy département bi ngeen bañ ko jaawale ngeen déglu bu baax. te muy dëgg maanaam carte gi boo jàkkaarloo moom comme ni ma leen waxee càmmoñ bi da ngay gis benn rond boo xam ne ay loxo ñoo fa jàppante buñ leen ne bleu blanc rek dëgg la bleu blanc la mais ngeen xool rond bi bu baax a baax a baax. loxo yi jàppante moom ngeen nay jël dugal ko ci enveloppe bi bu ngeen ko dugalee ci enveloppe kees bu njëkk bi ngeen nay njëkk a voté. carte gi nu mu ci gën a bëri rek seen aajo faju seen mer ngeen faj ko kooku man maa leen ko wax. te muy dëgg ñaareelu kees bi nag kees départemental bi la xam nga nit ñi dañoo war a xam Gorgui Ciss mairie bi taxul ko jóg parce que xam na ne daanu na ba pare. Gorgui Ciss département bi lay jéem a xëccoo ngeen yeewu bu baax c'est-à-dire que urne kees bu njëkk bi carte bu bleu bi na ci gën a bëri rek lu mu gën a bëree rek ngeen faj seen mer. tey nag dinaa wax ci élection bi wax ci politique parce que ñangal laa dëkk. te ñangal laa nag ñangal laa jëlee soxna macha allah. maa ngi nuyu Alaaji Thiandoum bu baax a baax di suma kilifa suma papa maa ngi koy nuyu bu baax de passage. ma bëgg leen ne nag juróomi candidat moo am ñeenti candidat yi benn baaxul ci. bii kese moo ci baax. ànd liggéey fii laa leen ko waxee te loolu moo am. tàccu leen loolu. ki fi jiitu moo yore mairie bi lu ngeen sonn. lu ngeen torox moom moo leen ko teg dégg naa ne professeur la ku doon professeur doon maire te njàng mën ta dox biir yéen ci professeur bi kese laa ko gis. ñi fi des ay jaaykatu suuf lañ yéen ñëpp yéen a ma ko gën a xam ay courtier lañ ay jaaykatu suuf lañ. ndax ku ñu dénk lotissement mënoo ko leeral boo ne nañ la jox commune kon nga toroxal askan bi loolu mooy jox la paaka nga rey ma loolu il faut ngeen comprendre ko bu baax a baax a baax dañoo nekk nag ci politique. nu ko Olof Njaay waxee ku boot bukki xaj mbaw la ku boot bukki xaj mbaw la fu sa loxo setul bu taxaw ci mbooloo naan da ngay daganal baate askan bi. Ahmed Ndir lañ fi gis koo xamante ne ba mu juddoo ba tey ci problème mu Jalaw lay dox fu ko xamul xam nga ne la muy wax mooy dëgg. ñi toog ci seen i kër ñi toog ci mbedd yi xam nañ ne Ahmed lu mu wax mooy dëgg te kenn mësu ko dindi te kenn du ko dindi waaw te ñun duñu ànd ak koo xamante ne am na caaxaan kon ku am fulla am fayda moom la ñuy ànd ak te ci moom lañ ko gis. ñaareel bi taxaw na ci digg mbooloo mi yëpp ne leen ne mosu fa fi jaay suufam kenn candidat yi des kenn ñemewu ko wax. ku fi taxaw na jaay ma suufam kenn ñëw poñe la. amul kenn ku fi ñeme taxaw de jaay ma fi suufam kenn. waaye nag dama leen ne am ngeen yar seen yar yi mooy carte bu bleu bii bulletin bu bleu bii mooy seen yar boo déggee dama lay duma suma loxo du la laal mooy bii nii nu mu gën a bëri ci urne bi ngeen duma leen wasalaam. merci beaucoup. jërëjëf Diba.